boo seetloo peut-être stade bi ni ñu toll politiquement parlant président peut-être Omar Badiane am na loo xam ne lu bëree bëri war nañ koo mën a wax ci moom quoi surtout au niveau de son engagement politique. loolu dafa nekk benn geste boo xam ne benn initiative boo xam ne dañ koy saluer de par son engagement de par sa volonté de faire loolu peut-être c'est un acte qui mérite d'être salué parce que boo xoolee au niveau de la commune de Thiès Nord ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk actuellement nekk le monsieur le maire ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ci liggéey bi dafa am ay manquements yu bëree bëri yoo xam ne képp kuy dund fii au niveau de la commune de Thiès Nord yaa ngi koy sentir kon bu fekkee demee na noonu nag léegi nit ñi nga xam ñoom ñoo fiy dund ñoom ñoo war a jël seen initiative parce que politique loolu la boo xoolee da ngay gis nit ñu bëri ñaan la non man bëgguma def politique surtout jeunes yi côté boobu noonu dama leen ciy inciter quoi ngir bu baax a baax a baax parce que politique yaakaar naa ne nit mënoo dund te dafa politique nga xam ko nga ñàkk koo xam politique képp kuy dund ku nekk yaa ngi koy def yaa ngi bokk ci ay regroupement yaa ngi bokk ci ay association ay comité de quartier ak yooyu noonu kon yow yaa ngi def politique sans que peut-être nga xam ko wala nga ñàkk koo xam moo tax tey peut-être suñu jëlee kàddu di wax au nom des jeunes dinañ leeral foofu noonu tuuti politiquement parlant aussi parce que boo xoolee politique léegi ñi koy def ñi ci gën a bëri ay mag lañ surtout jigéen ñi boo wootee macha allah jigéen ñi ñooy njëkk a teew ñoom ñoo fay gën a bëri du point de vue numérique góor ñi peut-être ay benn lay doon te ñi ci gën a bëri ay mag la ñuy doon ak yooyu noonu kon bu fekkee ne ñun dañoo dem ba ci nekk benn jamono boo xam ne bu ñuy wax ci politique ay mag rek ñoom ñoo fay nekk léegi kon jeunes yi dafa mel ne kon ñoom développement ñeewalu leen dafa mel ne kon ñoom développement intéressé wu leen dafa mel ne kon peut-être ñoom dëkk bi ni muy doxee amuñu fi seetlu dafa mel ne dëkk bi ñoom amuñu ci kàddu te warul demee noonu parce que nit bu fekkee da ngay dëkk fenn ñuy toog di dajaloo di waxtaan di xalaat ku ci nekk am nga xel ku ci nekk peut-être am nga loo xalaat am na lu sa conscience dicté kon daanaka léegi ñun dañoo war di booloo di dajaloo bañ a nekk benn jeune ba nga xamante ne peut-être day bàyyi ba au dernier moment mu taxaw ci ginnaaw di tàccu wala peut-être fu folklore am c'est-à-dire ay musique ak ay mbumbaay ak yooyu noonu rek moo ñu yëkkati parce que boo xoolee la plupart noonu lay demee ci yenn ndaje yi gën a bëree bëri comme niñ ko seetloo daanaka fu amul mbumbaay li ci gën a bëri dooñu fa gis contrairement ak jataayu tay bi nga xam ne am nañ ko loolu dañ koy rafetlu suñ paree ci loolu aussi danañ gën a ñaaxaat suñu bopp parce que bu fekkee ne jeunes lañ di wax au nom des jeunes aussi bu ñuy ñaax ci suñu bopp la ñuy commencer di wax ne aussi ñun nañ engagé wu ñun nañ xam li nga xam ne peut-être moo ñuy xaar parce que monde bi ñu nekk di ci dund c'est un univers c'est un monde d'idéologues que nous aurons en face de nous et que nous aurons pour toujours loolu foog ñu xam ko quoi. président am bëgg-bëggam bëgg jigéen ñi yëg seen bopp te bañ a toll rek toujours ñu naan leen kaay ma nax leen ñu nangu ba bëgg a dee xaartum yi bari na lool waaye am na ko wax mu ne xaartum yi nga xamante ni boo rombee mur surtout mur wis yi mu xëcc la delloo la kooku xam nga xartum yooyu moom ku ci pare ku ne yaa ngi koy def foberekaay wala nga def ko napp añ ñu ci bari fii def nañ ko napp añ ñun ne il est grand temps ñu toll foo xamante ni mbubb yi gisoo kenn ku ñu solal mbubb góor ñiy def parti ñëpp gisoo kenn ku naan ñëw leen solal góor ñi ay yére bu baree ba bari t-shirt lañ leen di jox te t-shirt sax jigéen ñaa ëpp ñu koy sol tissu yi ñuy joxe tissu jigéen la ñuy joxe très rarement ngay gis góor gu sol tissu parce que ñoom dañoo fonk seen bopp dañoo nisem pourquoi pas ñun jigéen ñi nee naa leen ku jug jigéen na la yëkkati waaye ku daan tamit jigéen na la daaneel damaa bëgg ñu yëkkati suñu góor gi ba mu yëg boppam ndax gisu leen benn parti bu taxaw ni leen kaa ma sampal leen banque wala kaa ma defal leen ni ñuy liggéeyee amul ku ci ne xam nga lu muy wax day defal la ba defar ba mu baax mu daal di ñëw ni la ah kaay defal ma lii soo paree ma neexal la lii président doxewul ci loolu banque bi ñuy sampal la ni ñëw leen ñu samp banque waxul kaa ma samp banque ngeen bokk de ñëw leen ñu samp banque ñëw leen samp banque comment ak nan ak fan mu ni da ngeen di xool local ba leen doy ngeen ni ma fii moo ñu doy ñu def ko foofa nu ñuy def pour am kii xaalis ba ñuy dugal ci biir banque ba fond ba mu ni dama ni ku ci nekk dangaa bëgg nga jël sa responsabilité ni man damay bokk Omar Badiane fu mu taxawee ni kayit bii dama koy signé nga ne ko kayit bi kenn du ko signé ndax ñoo ci bokk yam muy nan dañuy jaay paar yi ku ci nekk am la nga fay am nga nekk fa responsable moom bu ñu toogee ni réunion na mu toogee mën a jël kàddu ni lii laa décidé noonu nga amee droit ak quel que soit alpha ak kii que ce soit ak nu mu mënti doon ak kew mënti nekk nga taxaw ni man am naa fa part sañ naa taxaw ni man tamit li Omar Badiane def dama koy dindi kon kooku kuy jàppale doomu aadama la ndax bu dee samp banque mën na ko am na ko te yàlla na ko yàlla defal mais nee na bëggewu ko noonu dafa bëgg ñu bokk liggéey ku nekk yëg sa bopp benn ngi noonu ñaar mu ni
li ngeen di def naan avec neex na loolu ngeen daje di sotti seen leget di leblante ku ci nekk waaye dara dàqul tamit nga am sa soxla dem ndànk ca banque ba wax sa wax signé say kayit nga dem ñu lebal la nga fay ko na koy fayee boo amee sa juróom ñëw delloo nga am sa ñaar dërëm ñëw delloo kan moo lay xamal yow la nga fay ak la nga fayul ku ci am sa ngor di nga jàll waaye ku ci amul sa ngor doo jàll dama bëgg nag ñun jigéen ñu gën a yeewu nañ leen yeewu. président dafa kii trop si développement économique et socio-économique bu famille moo tax ñun woon dañuy mettre en place benn mutuelle pour xam naa dafa guddi dañ koy tënk rek parce que le 29 juin lañ xalaat boobu ñëw toog fii ci këram booba dañ doon def sax compte rendu ci conférence bi ci la profité waale mu ni comme jigéen ñii gis naa ñi nga xam ne lañu Pastef ñëw ci conférence bi ma dinaa fexe taxawal loo xam ne ni dina leen amal njariñ ba duñu soxlal kenn si boobu réunion nag 29 juin boobu ci lañ mettroon en place benn comité de pilotage boo xam ne moom moo war a piloter mutuelle boobu ñoom Binta Diagne mii ñoom ñëpp si lañ bokk ak ñoom Fatou Dieng ñoom Awa Ami Fall njëkk Medina Fall ñoom Awa Dabo ak waa lëg gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp ci pilotage boobu comité de pilotage boobu la ñu bokkoon. léegi bi ñu doxalee loolu le 3 juillet ñu dajawaat fii ci kër Omar Badiane encore pour wan leen ni affaire bi lu ñu soxal la tooguñu rek di kii bi ñu jëwee ñu waxtaanaat li nga xam ne noonu la mutuelle di fonctionner parce que ñun ñi ñëpp ay gestionnaire mutuelle la ñu woon man mi maa yoroon mutuelle chambre de métier bu Thiès donc am nañ ci expérience bu baax te expérience boobu ñu am defe naa ni président moo ñu ko ëppalee te loolu lépp la ñu bëgg a boole lépp jox ko jigéen ñi pour ñu mën a suqaliku ci la ñuy waxee doon wax léegi mutuelle bi nu ñu ko war a tuddee ak li nga xam ne maanaam noonu lañ ci war a duggee lan de capital bi nan lañ ko war a taxawalee yooyu yëpp ci lañ ci doon waxtaan am ay propositions yu bari yu génn ci wàllu turu mutuelle bi amoon na tur bu président joxe woon waaye bi ñu waxtaanee suñu biir yëpp am benn tur bu ñu jàppoon muy sàmm sa ngor parce que loolu lépp ñu ngi nekk ci rek jigéen sàmm ngorom looloo tax ñu teel mutuelle bi tudde ko mutuelle sàmm sa ngor ba yow kenn du la mën a ger parce que li ma doon wax ko roog ci ay femmes ba ma leen seetee nee naa leen jigéen nit war naa ñëw politicien bu mu mënti doon bu ne woon Macky Sall moo lay seet sax boo ñëwee fekk la nga toog doo defaraat sa toogaay nangam la fekkee la lay fekkee nga toog parce que loolu mooy dignité mais ñëw ngay fu ne nga dugg fa di na pour rek moom abut lu am ci moom loolu moo dul fayda du fulla lam la fekkee nga toog noonu la war a fekkee mu xëccub sees toog nga wax la muy wax mboqoo te dem nga xam la ngay def donc loolu mooy dignité yi donc loolu li ñu gën a dox loolu ci la bokk su ko defee bi ñu tànnee tur boobu sàmm sa ngor bi léegi dañuy woon léegi capital bi am na noo xam ne daal noonu lañu ko war a doxalee ñii naan dañuy cotiser dañuy def cotisation ba xool ñaata la ñuy am rek daal di ubbi banque bi ñii ni aussi dañoo war a fixer benn montant boo xam ne nii moo ñu permettre boobu bu ñu eggee foofu rek banque bi mën a taxaw defe naa ci bu mujj boobu lañu d'accordoon mooy 3 millions yi bu ko defee nag ñu ni 3 millions yi nag léegi la ñuy seet nag 3 millions yi léegi ku ne ñaata nga war a joxe léegi pour léegi part boobu loolu mën a mat ñi nañ joxe 5000 ñi nañ joxe 3000 xool nombre bi ñu war a jël nangam ci lañu d'accord ba daal d'accord ci part sociale bi nga xam ne moom la ku nekk war a joxe ñu def ko ci 5000 te loolu lépp nag jàppandi la rek nag parce que du loolu décision boo xam ne moom lañu jël définitivement dañ ko jàppandi rek pour 5000 boobu nit ñi mën cee jàpp léegi pour nga bokk il faut aussi nga def photocopie carte d'identité ak sa 3 photos pour loolu nga mën a bokk ci biir kii boobu aussi prévoir nañu ci frais d'ouverture de compte nga xam ne boo pour ubbi sa compte da ngay joxe 5000 loolu lépp day permettre suñu banque am fonds ba ñu mën a démarrer te mutuelle li tax mu am solo mooy yi leen di sonal yëpp ay DER ak yu kenn xamul yooyu yëpp bu ñu ñëwoon fi ne nii du leen yóbbu sa banque bee yu ko fa yóbbu banque bi di leen gën a sonal DER boobu fi ne nii banque bu demoon ba taxaw ba ñu reconnaître ko au niveau national et international bépp fonds boo xam ne day ñëw au niveau Thiès wala bépp fonds boo xam ne sax am na ci état bi ñun dañ ci am suñu wàll bu mutuelle bi taxawee ñu gérer ko gestion bu baax teg ko ci ay loxo yu wóor di ko doxal saytu bu wóor lépp lu ñu bëgg bépp fonds bu nekk ci monde bi mën nañ koo am. koo ni politique rek mu ni man duma politique pourtant politique de baax na xanaa niñ koy defee président Omar Badiane nag dafa ñëw solal politique beneen mbubb bu bees ndax bu njëkkoon politiciens yi mi ngi mel ni borom oto bu dox ci diggu yoon ba ci yàgg mu paan mu woo ay nit pour ñu jàppale ko puus le ko bu ñu puusee oto bi ba mu tàkk rek nii la leen di def amaana du leen geesu sax
Omar nag dafa ñëw solal ko mbubb mu bees mi mooy man ànd ci dëgg ànd ci ngor di waxante dëgg di wax li mu mën ku ko wax lu mu mënul danaan la carrément mënuma ko su ko defee nag politique moom boroom kër ci këram sax il faut mu politique pour mu xam ne muy téye njabootam ndax yàq bool ci diggu ëtt taaj ko ñëpp sukk dugal seen loxo ñu añ ku fa nekk ñu xaaral loolu sax politique la pour boole waa kër ga kon ma bëgg ñu jàpp ci bu baax a baax jàpp xam li ñu bëgg li ñu doon naxee ñu jële ko fi suñu mairie bii ñu fexe koo téyal suñu bopp téye ko suñuy loxo te am naa yaakaar ni Omar Badiane bu ngeen ko joxee mairie bi bu ëllëgee bu élection présidentielle ñëwee yéen ñii yéenay dugg ci dëkk bi di réew mi di campagne ndax xam naa ni li Wolof naan la mu saf ko bacce ko xam bis bu ngeen ko joxee mairie ba mu téyal leen ba ngeen ñam su boobaa bu élection présidentielle ñëwee yéen a koy campagnal loolu moom lu ma leer la. tey nag occasion la pour ñun ñu wax leen ni ñu gisee suñu gox wax leen aussi ci situation politique nationale bi bëgg nañ see wax dund nit ñi ak temps yi ak yokk courant bi nga xam ni ñu ngi koy def ak problème liberté publique yi nit ñi ngay gis actuellement ñu téye leen bu wax ak yéen aussi ci dialogue national bi bu wax ak yéen ci dialogue politique bi élection yi reporté ak un peu ci problème fédération bi nga xam ne temps yi dafa décidé membre comité exécutif bu nekk mu jox ko 1,5 million par an ci yooyu lañu bëgg a ñëw joxe suñu position pour que vraiment nit ñi ñu nekk sénégalais yi ñu partagé ko ñu xool lan mooy ci njariñu askan bi. benn fii nga xam ne mooy ci zone nord fi nga xam ne fi la ñu dëkk dañuy xam ne ñun actuellement nii ñu ngi fi tolloog lu ëpp 100 000 habitants 106 000 habitants ëpp na ko lu ëpp téeméeri junni ñoo fi doomu aadama ñoo fi yeewoo. defe naa ni ñu toll noonu fu ñuy yeewoo war na dëkk boobu nekk dëkk parce que am na commune yu bari ci Sénégal yoo xam ni tolluwuñu sax sunu juróomeel ba sunu juróom-benneel mais lépp am na fa ñun tey jii bu ñu bëggee faju ñun dëkk zone nord dañuy dem fële hôpital régional ba dem 10e yooyu bokkatu ci dëkk bi parce que Thiès dañ koo xaaj def ko ay commune bala ngaa xam ne dañ koo xaaj tey jii nga tuxoon foofu ba tuxoon foofu sa carte d'identité da nga koy changer pour nga mën faa voter kon loolu il faut que ñu xam ko ñun ñu fi dëkk lépp loo xam ne njariñ la yeneen dëkk yi war ko am ñun dañ koo war a am mën a xoolee suñu koñ yi nii mu nekkee mais koñ yi boo xoolee gox bii ñu gën a dëkkee du national taax ko bi fi jaar gis nga beneen tali bi fi jaar mais quartier dafa waroon ñëw lënkale moom ay mbedd yoo xam tey ji boo jógee Madina Fall mën nga jar Nasru dem Akapes dem Jaxaaw dem ba nga xam ne da ngay wër côté yooyu yëpp loolu mbedd yi dafa war a ñëw war a duggante boo xoolee côté marché Ngelaw marché bi d'abord ni mu mel war nañu am marché boo xam ne aussi dafa war a gën a répondre aux suñu préoccupation bien que am na marché bu mag mu ngi fi mais marché Ngelaw am na loo xam ne mën nañu ko def loo xam tamit na gën a mën a sécuriser nit ñi gën a sawar ñëw fa mën fa indi alal ña fay liggéey aussi seen kam ko mën a yokk nga xool mbedd mi jël marché Ngelaw jëm côté Kawsara mais mbedd moom moo daan dem ba Poñeen mais fi ñu toll booy dem boor boobu boo weesoo Kawsara Poñeen sa mënut a faa jaar te mbedd moom war na mën a jaar ba dem si voie de contournement nord boobu ay mbedd dañ ko war a sàkkar ci dëkk bi parce que dëkk pour mu mën a nooyi il faut mu am ay mbedd yoo xam ne quartier nit ñi dañuy demantee di ñëw mbedd yooyu bañ a nekk suuf mën a nekk goudron lu nekk mën fee nekk nga xool pont Kër Ma-El-Hadj bi mais comme pont Kër Ma-El-Hadj c'est une bombe écologique pont bi boo weesoo nii taax ko tuuti nga gis barax yi nga gis kii yi loolu nga am fi loolu tey ji c'est une bombe écologique gis nga loolu tey ji bu si ko yàlla nottoo ba nga xam ni la borom xam-xam yi am na fi ñun ñi nekk fii duñ si mucc ñun ñi dëkk ba Madina Fall duñ si mucc kon loolu nit ñi dañ ko war a defar parce que ay doomu aadama fu ñu yeewoo war noo def loo xam ni seen bakkan aussi dafa am sécurité parce que bu ñu wax sécurité rek du caaginu ay policiers di ki yooyu mais dëkkuwaay ak nit ñi dañ fay nekk ba seen wërgu yaram war a ñëw ba lépp war a nekk si loolu war nañ ko mën a dox ngent gi ñuy wax si ndox mu bari bi mais ngent jëruta toxal nit ñi ngent projet ban fa amoon ba nit ñi fan war a jaar ndox ba xam ndox ma dafa taa foofa ku fa këram jaar man fay naa la kër jox naa la kayitu kër kon ñooñu tey jii bu ñu jógewoon foofu ñu defar loolu ndox dootu fa taa ndox bala ngaa xam moo bon nga bàyyi ko benn place boo ko bàyyi benn place dafay ñëw di fa bajji
loolu rek problème ngent du ja aju tuxu aju plan jaxaay aju leen dafa laaj benn assainissement adapté boo xam ni moo ñu permettre ñu dugg dans de très bonnes conditions par rapport à ça. loolu laa bëggoon sommairement di ko wax si koñ boo xoolee tam problème Thiès problème foncier problème Thiès Nord nga xool actuellement avec le lotissement bi ñu def mu bloqué lotissement Médina Fall bi zone irrégulière Médina Fall bi jëm côté Kër Issa bi mais actuellement ce qui se passe c'est extraordinaire. parce que bi ñu koy def danoo bëggoon ñi dëkk si Médina Fall fi am mbedd jëm si lotissement boobu ñi dëkk si zone irrégulière maanaam teenu maam jaar di Grand Don Bosco ñooñu danoo bëggoon mbedd yi mën a continuer jaar fa. koo xam ni nag kër gu fu mbedd jaar nga jóg fa dan laa waroon fay fële ay espace yoo xam bàyyi nañ ko fa mais fi doon xool fi ñu toll nit ñi saaxee nañ ko ba actuellement li ñuy délivré mooy ay attestation de propriété mais attestation fan la gën a amee droit benn délibération loolu c'est un problème boo xam ni ñu ngi siy dox li tax ñuy alerter nit ñi nag danoo bañ ëllëg ay coow am ba dara am ay nit ñëw fi parce que ay dëkk bu ñu ko def parce que bi ñu koy def man maa ngi fi parce que projet lotissement bi man mii si laa nekkoon ña koy dindi xam na ni man dong maa fi des kenn laaju ma sama xalaat kenn laaju ma fa lan fa defoon lépp ñu bugg ko salfaañe dëkk bi nag dafa am yoon ay autorité ngi fi mais dafa am yoon ñun amul dara loo xam ni nan ko si bàyyi nan ko si négligé ba bu ëllëgee ak coow lu ngeen si jëkk am lu ñu si mën a ñëw ñun nan na ñëw nit ñi am na loo xam ne kenn du ko foqan ci nit ñi te ñun ñu xam ko te duñu ko nekk ko parce que kon boobaa jartul ñuy politique duñ ko maasale duñ ko mas la parce que am na loo xam bu ñu ko xamee njëkk si gox bi ay nit jógee fële bu ko fuqar ñi parce que doolu lañ yor parce que ay nguur lañ yor parce que ay lii lañu loolu man Omar Badiane dama ko seetaan li nga xam yoon may na ma ko naa ko si dox ba xam ni tey jii bu leeree ñu xam nii la leeree bu si yoon waxul dara ma xam yoon wax si dara mënuma si dara mais lu ma gis tama xam du yoon tama yor kayit di mu leer ma man dama seetaan mu dem si cadre demee noonu loolu tamit laa leen bëggoon wax si problème mu zone nord beneen bu ñu xoolee si problème mu dund gi dund Sénégal mais fi toon ñëpp a ngi metti ñëpp a ngi jooy te tey ji li gën a metti nit ñi mooy problème électricité bi nga xam yokk nañ ko te dama xamul fan lañu war a mën a jaar ba war a yokk électricité bi parce que ñëpp xam na ne électricité bi pétrole bi ñuy jaay bitim réew lay jógee te pétrole bi temps ba prix bi di cher ñu koy yóbbu la mu doon jar maanaam tey ji bu doon téeméer la tey ji fanweer lay nekk temps ba mu nekk ay 150 000 tey ji ay 30 000 la nekk ñu ñëw bugg ko yokk lan moo tax ñu bugg ko yokk du dara c'est parce que gouvernement bi fi nekk xaalis bi mu nekk saaxee na ko campagne na ko lu nekk def na ko maintenant bëgg nit ñi dafay bor yooyu nit ñi waruñu ko nangu moo tax bi ñu gisee ñuy xeex di alerter nit ñi ñu demee ni ay Guy Marius Sagna ay ñëw professeur Babacar Diop di si wax ñooñu ñun ñii la ñuy waxal parce que tey ji bu ñu ko wàññi woon ñun ñii suñu facture yi mooy wàññeeku kon tey ji ñun ñooñu lépp lu ñu leen def ñun sénégalais bu dee gora war noo ñëw wóor leen ni leen jaajëf war a ànd ak ñoom si loolu assemblée ñoo ko moom maire yi ñoo ko moom police ñoo ko moom tribunal ñoo ko moom ñun population ñoo leen moom lan moom nag ñun ñoo ko moom ña fa nekk da leen faa dénk rek dañ fay jóge soit nga nekk fa fonctionnaire retraité jóge fa keneen ñëw baa ñu fal la keneen ñëw kon loolu démocratiquement ku nekk war nga fa am accès boo amee leen rek nga wax ko fa boo amee leen la xel wax ko fa surtout présidence ñëpp gis nañ fi rek président ñu ne duñ ko def si liste député yi mais ay nitam dem ba yëg sax si kii yi ay étudiant di yëg sax si grille yi ñu bàyyi ko nit koo xam ne dañoo kaasal nit ñi électricité pour ñun ñu di ko jàpp te li gën a métti bi ñu ko jàppee yóbbu ko prison mais fa gën a métti si prison lañ ko yóbbu te barki dem ngeen gis fii ku bokk si ñoom nekk député di soppi xaalis di sàcc te loolu scandale bi feeñ la ay yeneen scandale kooku ñu def ko si néeg boo xam ne néeg bu bakkate boo xam ne yenn saa sa jabaram fekk ko fa ki nga xam ne nag day xeexal askan bi pour ñu wàññi ko mu nekk si ñun ñu di ko jàpp di ko yóbbu fa nga xam ne fa la terroriste yi nekk mais ça quand même ñun waruñu koo seetaan te loolu pour ñun ñu mën a dund ñu mën a nekk il faut que ñu bëgg a ànd si dëgg yéen institutions waruñu koo seetaan même ku si mënu dara yëf yi war na laa naqari parce que ñëw di kaasal nit ñi électricité bi cher na waruñu ko yaar wàññi ñu ko war a wàññee kii la ñu di la jàpp di la yóbbu la fa terroriste yi nekk ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk fii di sàcc suñu xaalis di léejal suñu réew lu nekk ñu ko def ñu bàyyi leen ñuy dem ñu leen yóbbu prison bu leen yóbbu leen secteur yoo xam ni mel leen seen kër la nekk mais loolu Sénégal war ñu ko sant loolu tam dama si interpellé kilifa diine yi dëkk bu ñu fi nekk il faut mu am justice sociale mooy tax nit ñi bañ a révolté wu. loolu il faut ñun ñu xam ko Guy Marius Sagna li mu def ñun ñii la ko defal te man nan woote fu nu wootee moo demul xam ne sama yaram moo ma ko mayut mais kuy Sénégal war ngaa jóg
war si jàpp wala leen encouragé man dama leen di encouragé bu baax a baax si li nga xam ne mooy dox. du question leneen parce que Sénégalais là damay observé xam naa lan la réew mi dox loolu c'est bon pour que nit ñi war si xalaat si loolu am na yoo xam ne dafa rafetut si ay doomu aadama nit ki boo ko dee jàpp kenn néewuñu ku tooñ bul ko jàpp kenn néewuñu bu defu dara boo ko jàpp mais am na yoo xam ne boo ko dee jàpp da nga ko teg si yoon da nga ko teg si yoon loolu ñun ànduñu si tey ànduñu si ëllëg te ñu ngi exiger ñu libérer leen immédiatement mais da nga xool professeur Babacar Diop c'est un professeur de philosophie à l'université étudiant bi man ko jàppee ba léegi jànguñu suñu doom bu leen jàngal tey jii fu ñu amee diplôme ni ñu koy defee kooku ñu koy jël di ko dugal si yooyu mais dafa am yoo xam dafa ñaaw koo xam day liggéeyal adduna bi liggéey askan bi loolu ñun ku mën doon war nañ ko roy pour jéem a liggéey askan bi mais nag bu ay tappale waruñu ko encouragé nit ñi ay tappale waruñu si ànd nit ñi si kaa demee noonu loolu laa bëggoon si problème liberté publique yooyu ñu wax ci temps yi yéen a ngi dégg ñu naan dialogue national ba bëgg dem président génn benn décret nawee ñuy bokk si dialogue bi samay xarit a ngi si samay xarit a ngi faa ñu ñëw fii gis nañ leen mais li ma leen wax si leer la mais dialogue boobu du dem fenn góob ma si dara te dara du si génn dara du si génn ni ma leen ko waxee parce que Macky dafa yor réew mi juróom-ñaari at moom donc lu ko neex def waxtaan te kenn def ay référendum lu ko neex mu def ko yàq si réew mi yàq boo xam ne kenn mënu ko wax dana bëgg kenn mënu ko waxtaan maintenant pour mu noppaloo nit ñi nag muy indi dialogue boobu c'est un piège pour l'opposition te li may ñaan waa opposition yi mooy nañ si génn immédiatement que l'opposition sorte de ce dialogue qui n'a aucun sens qui n'apporte absolument rien au Sénégal loolu laa bëgg mu leer gis nga rajo yi gis nga bu ñu déglu rajo baa ñu lire journal nu nga ko déggee ak xel di ko lire xel parce que nit doon koy bind te nit que foog mu fa bindee baax dafay waxee boo defu naa booy dégg nga ànd ak moom fay waxee fa mu bind nit ku nekk da ngay am sa gëm-gëm xool li nga xam ne moo si nekk parce que tey jii man li may demande nit ñi en tout cas ñi nga xam ne bokk na si dialogue bi nañ am seen courage à 2 mains heure bu ñu juboo si dara nan def seen gouvernement di ñoon ñu def ko ñi nga xam ne ànduñu si taxaw fële jàkkaarloo ñoom mu nekk ñaari camp mu leer mais ñun opposition bi duñ d'accord nit ñi bokk si dialogue bi ñu ànd ak ñoom di waxtaan baa ñuy lëkkaloog si leneen loolu ma ànd ñaari yëf la nit ñi war a waxtaan ñaar mooy leen muy benn constitution parce que ji Macky bi mu supprimer premier ministre di wax ay fast track bi mu supprimer premier ministre Macky dafa ñëw changer constitution bi ndax disposition constitutionnelle moo ñëw di indi problème premier ministre ba ne ko sax naan le gouvernement pour ñu former ko c'est le premier ministre qui propose au président validé ko affaire de noonu mais bu ko supprimer loolu day changer constitution bi bi mu supprimer premier ministre plus de 26 articles changé nañu ko si constitution bi tey jii beneen président bu faloo changé waat constitution bi kenn ku ñëw def constitution bi doo neex li ñu war a waxtaan mooy li am États-Unis li am France li am Grande-Bretagne li am si dëkk yu mag yëpp gisoo kenn ku fay falu di laal constitution bi constitution da nga ko war a def mu mel ni suñu téere alxuraan loo xam ne ñëpp si d'accord xam ne bu ñu ko defee kenn dootu ko laati ku falu disposition yi mu nga fa texte yi nekk si bopp nit ñi mais nit ñi bay nekk si poste texte yi di ko def comme mbubu élastique loolu nekk nga sol ko si loolu ñun doomu aadama yi war noo bañ constitution bi mel noonu danoo bëgg tey ji bu ñu defee constitution bi képp ku faluwaat nga xam ne yow lii ñu ñëw si d'accord bu boobaa doo ko laal doo si def leneen loolu mooy tax Sénégal mën a dem kanam mais tant que ñu ngi koy bàyyi nii ku falu ni nga def constitution bi bu ko defee ñu naan ay réforme consolidantes ak déconsolidantes yooyu yëpp ay wax la kon nañu ko def loo xam ne dañu si juboo beneen bi non beneen bi di problème kii dialogue bi ñu war a def mooy processus électoral bi ñu xool nan lay voté tey jii nit ñi wax tey jii l'opposition qui parle de l'évaluation des élections passées mais lan la waxoon si parrainage yi parrainage dañ ne woon ku parrainé ñaari nit yoon war naa dal si kaw def la lii baam def la nangam gis nañ fi ay listes yoo xam ne dañu ko rejeté pour double parrainage ñaata leen fi rejeté pour double parrainage est-ce que ñëpp double parrainé woon est-ce que def na leen yoon jaar na seen kaw mais loolu la ñuy war a wax parce que yoon boo ko defee da nga ko war a appliquer bu fekkee da ngay def yoon di ko bind da ko war a toog ko appliquer loolu jarul nga di ko def kon tey ji li ñu war a exiger mooy yoon na di xool ña defoon double parrainage lan la si yoon wax ñu xool nañ demee est-ce que double parrainage boobu dëgg la am du dëgg foofu la ñu war a xool loolu bu ñu ko defee rek évaluer na élection yi mais tey ji bu ñu nee Omar Bayang gis nañ liste bi ñu woo ma tribunal naa xam ndax damaa signé fii am signé moom fii parce que pouvoir bi ñoom am nañu seen ñooy defar carte d'identité yi ñooy defar lépp ba élection jotee bu leen neexee bindu ku leen neex loolu nag li ko mën a génne mooy constitution constitutionnelle bi rejeté texte yi ñii di dafa def du parrainage ñan def du parrainage ne leen woo taxaw leen tribunal ñu wax lu leer loolu rek doy na si évaluation élection yi
loolu bu ñu ko defee dañu xool ba xam est-ce que parrainage da ko war a def am waruñu ko def doo ay waxtaan parce que waxtaan yi ñu def yëpp c'est pour donner du temps à Macky mënatut tëdd na suuf mënatut dafa xamut mënatut si lépp lu muy def gis ngeen sax IPRES bi mu nee président IPRES sax xamul sax nu mu koy nomee ko def décret ba pare ñoom ñëw dàqaar kooku ci président de la République mais ça c'est très grave c'est que dafa am yoo xam ne da ngeen koy xeeb mais nit bu la dee jiite parce que dafa am yoon mu am nu mu ko war a jiitee loo xam noonu la nit ñi war nekk si cadre bi noonu donc man je demande à l'opposition de se retirer immédiatement de ce dialogue politique bu ñu ko mënta def nana ànd ak moom waxtaan bu ñu jubóo ñu ànd gouverner ñu jàkkaarloo ñoom mais am na yoo xam ni kenn duñ rey ba pare dina jaale man duma ko nangu loolu nag il faut que nit ñi ubbi seen bët ubbi seen yëf ñu xam ni réew mi ñun ñëpp ko bokk kenn ëpp si sa moroom loolu il faut ñu ñëpp ñu waxtaan si cadre demee noonu bu ñu jógee si élection politique gis ngeen élection ñu reporté ko mais fan lan mooy ndey ñu reporté élection yi c'était au mois de juin ñu yóbbu ko ba premier décembre ñu jékk reporté ko ministre bi naan au plus tard 21 février 2001 mais loolu ñoo lànk dooma bañ ñu ko fa xaar et que nanaa wax ak ñi ma war a waxal ñu wax ak ñoom il faut que les élections se tiennent en 2020 la société civile a fait une proposition correcte pour que affaire du génn mois de juin ba mois de mai loolu nag du ko seetaan que gouvernement bi jël ay responsabilités man mën naa sax xaw a muñ dàmp sama xel parce que genre mes avocats ñu ngi si liggéey am na koo xam ne mu ngi si yoon bu fekkee guddee wut nañ fekk fii mu ngi si liggéey pour ñu wax leen fi mu toll mais li leen di xamal mooy ñun dool duñ si seet duñ ko d'accord dans période boo xam ne daal bu fa àggee def ñu élection dañu wooy fii des obédiences civiles benn maire dootu ñu ko reconnaître kenn dootu fi fay patente kenn dootu fay dara ñu toog ba keroog ñu koy def élection yi parce que li ñuy def ñoom ñoo koy gérer mënoo ñëw ñu fal la sa mandat jeex ay nit di la bind kayit pour di ko reporter te ni ñu waxee tam si élection yi dañuy def réforme pour fal le maire loolu laa bëgg mu am aussi assemblée nationale damaa bëgg réforme yi dem ba si assemblée nationale ba xam tey jii kuy nekk président assemblée nationale dañ lay fal au suffrage direct comme ni ñu falee maire léegi loolu moom c'est des réformes yoo xam ni ñu doon ko proposer nit ñi pour ñu ànd si loolu bu ko defee di ko dem te mieux actuellement bu ñu defoon maire délégation spéciale mais gis nga Sénégal dafay am loo xam ne kenn mësu koo gis parce que tey jii maire yi fi nekk ku bëgg a faluwaat si budget maire ba ngay jël di ko campagne mais bu ñu ko defoon délégation spéciale tey jii tous les autres candidats maire day nekk sur le même pied d'égalité ku nekk day nekk sur le même pied d'égalité booy campagne sa alal ngay jël campagne mais doo jël xaalisu maire yi ba jël xaalisu budget kenn di ko campagne mais bu ñu leen fa bàyyee ñu bëgg a nekkaat ay candidats ils vont prendre l'argent de leurs institutions au lieu que ñu def ko si nit ñi def ñu ko campagne loolu waroon koo xeex ba comme dañ leen di ko bàyyi si ay këyit rek nekk leen fa kon këyit yu war leen jox droit ñu jox leen suñu xaalis seen see def suñu juuti yi nii fay ak suñu lépp ñu ko campagne loolu il faut quand même que les gens en discutent en responsable ñu xool lan mooy suñu position par rapport à ça loolu il faut que ñun ñëpp ñu taxaw wax si loolu en tout cas ñun di wërta am mooy on se donne un délai de réflexion avec des concertations bu fa àggee nag ñun on va proposer une désobéissance civile boo xam ni duñu d'accord nit ñi nag di leen cotiser nag ñu jël suñu xaalis di ko campagne ba demee noonu loolu ko seetaan beneen aussi ñu wax tey jii sanité si wàllu sport gis ngeen fi temps yi fan yi bërki démb waa fédération ñi léegi les membres du comité exécutif dañ leen jox indemnité 1 500 000 par an mais ça c'est grave c'est un précédent dangereux mais j'étais dans le monde du sport bénévole la fa xam ou bien au moins sax ñi def football professionnel def ko mais gis nga bu ñu ko defee yéen a ngi naan football bi amul xaalis jox ñu ko suffisamment de moyens tey imagine tey jii ay structures yu géré ñu jox leen ko mais day wàcc ba si base bi là les ligues vont demander ñu jox leen les clubs vont demander ñu jox leen boo boobaa lu noow la ñu amagus néew da ko dépenser des gens yaa koy lekk dootu ñu mettre les gosses ou bien ñuy football dans de bonnes conditions kooku c'est un précédent dangereux il faut que ñoom samay xarit lañu xam naa leen xam naa ne xuloo woon naa ñoom sax fan yi maa ngi wax ak ñoom xam naa li tax may wax ak ñoom mais maa ngi leen wax ne lii bu ñu ko defee ma bàyyi leen ba abadan lu ma tudd ma si waxate kenn loolu laa leen xamal lii ñuy def dafa yënu rafetut Sénégal fekkee da ngay yoru alal ju mat ñu sant dara da ngaa war a kurkural alal jooju nga xool la ngay def pour am sa résultat fool bi ñëpp xam na ni problème mooy la manqué fool bi ñëpp xam na ni problème ne kii bu ñu ñëwee ñoom temps yi nag di tàmbali nag maintenant di si bànneexu ah bëgg a ñëwaat mu wàcc ba suuf boobaa day gën a freiner développement football bi parce que président bu club bu nekk danaan man kat bu ñu defee sa bureau ba pare weer de il faut ñu am ay indemnité
parce que fédération émanation club basé ba àgg foofu loolu c'est un précédent dangereux moo dans le cadre du sport il faut quand même que nos dirigeants ñoom aussi ñu indi seen xel xam ne football bi c'est un bénévolat ñoom ñëpp ku nekk am na yàlla nu mu la may nga nekk ko ba pare kon boog soxlaatoo la nga fay am nga am leen loo fay def booy tukki sax yokk doon seen per diem yi sax loolu sax mën naa si d'accord tuuti te sax du raisonnable parce que football Sénégal fu mu tolloon ba léegi amatul yeneen résultats yu ko yokk amut ban demee 2002 résultats yi amoon ñi fi nekk liggéey gunu ba àgg foofu amut nit ki booy bëgg ñu day ndàmp day fekk yow nga defal la fa kenn deful ba nga àgg fenn boobaa ñu ne jërëjëf di la jox leneen mais mënoo ñëw di gën a baisse résultats yi amoo ay résultats pare bëgg a ñëw bëgg a yokk loolu tam dafa rafetu loolu sportivement vraiment damay invité sama xarit yi loolu ñu yëkkati ñu teg ko suuf ndax bu ñu ko tàmbalee foofu mu neex na wàcc ba suuf te boobaa day gën a jaxase nit ñi vraiment loolu laa amoon si li may wax sur le plan politique actualité politico-sportive aussi vraiment di ko partager ak yéen dina xam ni vraiment kontaan nañ trop si daje bi ñu xam ne daje yi tey jii dafa njëkk mais programme yi noonu la ñu continuer di ko dérouler incha allahu rabi ñi nga xam ne aussi bokk nañ tam si commission d'organisation nanu bindu si commission d'organisation ñi nga xam ne dañoo am mbooloo war ne si commission mobilisation propagande nanu bind si commission mobilisation propagande bu ko defee ngeen woote réunion li ñu fi def lépp ngeen xool ñi nga xam ne ñooy saytu mutuelle pour monter ko xool ñi nga xam ne ñooy préparer conférence bi léegi xool ñi nga xam ne aussi ñoo dugg tam si nit ñi tam pour préparer lancer carte yi ñu tàmbali installer cellules yi encore une fois ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen wax ne ni commission yooyu nit ña fa nekk nanu góorgóorlu jël yëf yi en main ñu liggéey parce que fi ñu doon liggéey bi jot na man tant que yéen a ngi liggéey li ngeen soxla pour mu ànd ak yéen pour liggéey ñun duñ si taay duñ ko néewal mais nag dama bëgg à partir d'aujourd'hui à partir de ñëw bi bu leen ma xaarati am parce que am na beneen commission suivi boo xam ni Cheikh Thiam moo ko jiite commission suivi boobu na waxtaan ak yéen di xool fu ngeen toll ba yëpp mën a sotti parce que looy def aussi il faut mu jéem a am délai conférence bi xam ngeen koor ngeen ko war a def kon war ngeen seetee la jóg léegi ba yàlla yóbbu ñu sa jàmm ñaan yàlla ñëpp fekk ko ban àgg si loolu mutuelle bi nag bu ma sañoon nag bu ngeen farfarloo en tout cas bu ngeen paree ñu monté ko parce que mutuelle bi ñu monté aussi na leer du mu yëfi parti politique mutuelle yi c'est pour les populations fu waaye mën a bokk fa nga bokk parce que boobaa tam ministre bi moo koy présider ba kenn ko présider ñu ne institution leen yor la nga xam ne moom lañ yoonu may parce que loo xam ne dañ koy war a def suñu ministre suñu gouvernement accordé ko yeneen dëkk yëpp accordé ko waa UEMOA accordé ko nit ñëpp accordé ko ba si sur le plan international il faut loolu mu nekk si yoon loolu moom c'est un problème républicain bu ñu xasee nag ba def ma sambaak bokk fii ñàkk bokk fii ku si bëgg a bokk ma muy góor muy jigéen nag du jigéen ñi kese muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ku si bëgg a bokk mën na see bokk loolu nit warut a ñëw nga def nga naan ko bokk si ñoom déedéet loolu moom bu ñu ko defee moom pour Sénégal la te ma bëgg bu ñu ko defoon tey jii bay bàyyi politique sax ngeen continuer sax yor ko fii di ko liggéey si affaire bi noonu mu ngi mel ni ku ubbi sa boutique fële rek doon ni kii yow fay jënd baakale loolu moom ñëpp ñoo si yem muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon boog na sensibilisation bi jaar foofu ngeen def ko heure bu ngeen paree ba am na capital minimum bu ngeen matalut aussi nan xool lu leen di jàppalee tamit ba jëm ko motli ngeen ñëw ngeen taxawal ko encore une fois daal vraiment xam ne ñu ngi leen di gërëm di bëgg a ànd ak yéen waaw action yi tam moom laa wax c'est-à-dire que pour part sociale yi comme ni ko Cheikh waxee carnet yëpp dafa nañ ko ba pare léegi loolu nag ñi ngeen il faut ngeen réunion si yéen comme ni mu ko waxee yéen ñi jigéen ñi nga xam yor ngeen ñi président cellule ñu yor mbootaay yi comité pilotage bi ngeen gën ko yaatal ku bëgg a jënd action ay nitam jënd action mu ñëw waxtaan ak yéen bu ngeen ko da ngeen koy jox carte yéen a xam ne ngeen ko organiser seen biir kon li ma leen wax rek foofu rek man loolu sama yoon nekku si ñun ne leen jàngale leen encadré ba mu àgg fu mu ngeen ko yemale foofu lay nekk te bis bi ngeen ko monté tamit xaalis ñëw ngeen yàq ko fa lay yem leer naa leen wax yëf yi seen yëf la parce que dama gis tey jii jigéen ñoo yor kër yi jigéen ñoo yor dépense yi tey jii bu ngeen dee yor kër yi bëgg semaine bu nekk ngeen génne 1000 francs ba 500 def ko fa day gën a metti te dëkk bi yéen ñëpp xam ne metti na tey jii bu ngeen defee seen yëf yoo xam ne nag ngeen ko def di si faj seen soxla te du teg lu bari parce que fi ñu toll bu ngeen demee fii si ñi leblee fii intérêt yéen fay teg kenn mën la ko wax te man li ma leen proposé bu ñu si àndee mën ngeen si bañ a teg intérêt te da ngeen siy génn